ani ñi ko doon laajte Wally neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. hey Siobati. amiin yal na ko yàlla xaar àjjana Aline Petit Mbaye tamit yal na ko yàlla andiwaat ci réew mi. amiin bu ñu paree ci Petit Mbaye ñu wax ci kaawu Luc Nicolaï moom tamit depuis 2012 octobre ba léegi mu ngi am lante ak yoon après combat Balla Gaye Yékini instant bi coow la tamit bari waat na trop ci moom mi ngi grève de faim waxan façon version bu nekk ngay dégg lan nga ñu mën a wax ci Luc Nicolaï moom noonu ak fan ngeen jaar. jërëjëf Lamine Luc day suma wëlëre di suma frère di ku nga xam ni ba ñuy ànd yàgg na lool booba jamonoy RTS la événement bu nekk seq naa ko ak moom ci wàllu liggéey mu nekk ku nga xam ne fu nekk ànd nañ fa ci wàllu liggéey à travers le Sénégal événement yu neex ak yu naqari dund nañ ko man ak moom su may fàttaliku rek bésu ñoom ndem si yàlla si Mama Ba ñoom Alioune Seye ca Ndar man ak moom ñoo àndoon dem ba bi ñu ñëwee ci morgue bi ñu ubbil ñu tiroir yi ñu gis néew yi keroog li jóge ci ñun jóge ci man jóge ci Luc Nicolaï li muy nekk góor yàlla yépp keroog metti woon na ci moom mais mu nekk ku nga xam ni dañ ko faraloon di tuddee le promoteur des grands événements am ku ci mel ni El Hadj Bekkaay Mbaye dem ba tuddee ko le promoteur du continent ndaxte lu mu tëgg rek événement la lu mu tëgg rek coow dana ca am lu mu tëgg dina passion egg ci niveau de passion ak niveau de tension bu nga xam ne non Sénégal yépp da leen di tenir en haleine donc mu yóbbu aussi làmb fu nga xam ne nit xalaatul woon mu egg fa ci wàllu cachet parce que générosité moo tolloon foofu yéene maanaam mbër yi ñu am dara moo tolloon foofu ci moom ba tax na sax am na ñu nga xam dañ la wax Luc Nicolaï dafay xaru mais il avait aussi des contrats en béton avec des sponsors leaders yi ko doon jàppale ak ay carnet d'adresse am mu ci doon def lu am solo je pense que yoon jàpp na ko ci mbir mu nga xam ne amaana jotewul dara ak làmb muy le problème de la drogue du Lamantin Beach egg nañ ci ba condamné nañu ko mu dem appel ñu condamné waat ko mu demaat appel ñu condamné waat ko kon tey dañuy jàpp ni yoon dafa jàpp ni Luc Nicolaï moom moo def li ñu koy jiiñ parce que loolu moo nekk ci PV yi loolu moo nekk ci verdict bi ñu rendre ba tëj ko 5 ans yu nga xam ni at bi mooy sursis yeneen 4 ans yi da ko war a tëdd Luc tëdd na 2 ans ak lu ko ëpp ba ñu may ko liberté conditionnelle bi ñu ko mayee liberté conditionnelle mu nekkaat ci waar wi di liggéeyaatal réewam di liggéeyaatal ak lu làmb ba wax nga ko léegi Gris Bordeaux Balla Gaye combat la bu nga xam ni keroog yéen li ngeen ci liggéey waa Lutte TV ci wàllu pay-per-view Luc li mu ci am promoteur mus ko am pratiquement ci làmb stade ba fees dell ba ñu mujj di jaay ay souche mu nekk événement bu nga xam ni c'était un événement extraordinaire mu réussir ko xol yépp féexaat askan bi fàtte seeni problème fàtte seeni stress ndax làmb ju mag jooju c'était extraordinaire ñu ko ci doon féliciter xam nga l'appétit vient en mangeant te Luc toujours bu ñu nee làmb am na problème danaan non man d'accorduma bu dee làmb am na problème wala crise man d'accorduma ci te dinaa ko régler ñu ne déet na waaye mu xool làmb bi askan bi yépp gën a bëgg combat bi nga xam ni ñépp ko bëgg muy naroon nekk le combat le plus populaire de l'arène muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo mu tëgg ko bi mu ko tëggee presque ay heure lañ ci teg ñu tegaat ko loxo mu nekk coïncidence bu nga xam ne jaaxal nañu parce que nit bàyyi nga ko mu nekk en liberté conditionnelle pendant 2 ans Luc génnul Sénégal dawul daayul régulièrement domicilié ñu koy gis muy def ay activités di tëgg ay làmb di nekk ci presse bi kenn xatalu ko kenn bundu xataalu ko mu tëgg événement bu toll noonu ñu xëy ni ko ràpp ci kaso bi fekk làmb toll ci jafe-jafe ñu doon wax ne enfin Luc dina sauver waat saison bi malheureusement ñu jàppaat ko alors li ñu ko jàppee yóbbu ko Ndar man dem naa ba Ndar seeti ko fekk ko ci prison bi ñu toog waxtaan man ak moom mais inquiétude bi mu doon am mu ne man ak li ma liggéey réew mi ak li may investir ci suma réew
di ko jàppale réew mi di ko jàppale borom réew mi Malick man mérité wu ma ñu may toroxal jamono jii ñu nekk ni ma ne ko Luc dama mus a lire ci l'aventure ambiguë bu Cheikh Hamidou Kane mu ni l'homme trouve son destin déjà tracé il ne peut rien y changer sa destin da nga fekk yàlla tracé ko ba pare mënoo ci changer virgule il était dit que jafe-jafe yi ak tolof-tolof yi di nga ko am te yàlla buy defar day mel ni kuy yàq amaana li tax yàlla làq la fii am na lu mu lay fànqal mënoon nga génn accidenté mari day taali dee wala nga paralysé leneen mënoon na la dal mais aussi yàlla dina la làq ci barab pour ubbi say bët ci àdduna nga jàngat ci lu am solo mun ma coof wax nga ma dëgg parce que coof la may wooye ma koy wooye presse ma ne ko nag muñal ñun ñi nga xam ne ñooy say xarit di say am di jàmm lu ñu mën dinañ ko def pour jéem la génne fii vraiment boobaak léegi tooguma Haj Bekaay Mbaye toogul Moustapha Gueye toogul ñun ñëpp daal ñi nga Modou Lo toogul ak yeneen nit yu nga xam ne amaana xamuma leen ñi ngi ci dossier bi di ci jéem a def seen kem kàttan pour ñu bàyyi ko man chaque jour ma déggante ak ay avocat maître Baboucar Cissé ak maître Bamba Cissé ñu may dalal sama xel ni ma ñi ngi def suñu kem kàttan pour Luc mun génn am na ay kilifa yu nga xam ne du ma tudd seen tur ay jëwriñ lañu ci gouvernement bi man impliqué naa leen ci dossier bi sensibiliser leen ci conscientiser leen ci ba ñoom ñu dugal ci seen kàddu dugal ci seen loxo ba garde des Sceaux ministre de la justice sama turandoo El Hadj Malick Sall waxoon ne dina ci jàpp ba ñu bàyyi Luc Nicolaï kilifa gi nga xam ne moo ma woo ci gouvernement bi tamit ba ma oowee daf ma ni déggoon nañu ak jëwriñ suñu naatangoo jëwriñ jii di El Hadj Malick Sall mais xamal nañu ni mi ngi ciy def ay jéego première chose bu ñuy njëkk a def mooy rapprocher Luc Nicolaï de sa famille maanaam jëlee ko Ndar indi ko Thiès bu ñu ko fi indee mu jege famille am di leen mën di gis ndax depuis coronavirus bi kenn demul Saint-Louis fekk ko fa du jabaram du doomam du ay am di jàmmam du ay mbokkam te loolu metti woon na ci moom demoon na ba même lu muy lekk sax ay poto sardine ak ay fruits ak yooyu la doon dunde parce que Luc dafa nekk sous régime alimentaire niñ koy gis noonu muy jantal yëpp dafa am feebar ok donc ci loolu biñ ko indee Thiès tamit bi mu waree ñëw am naa ci ay écho yu leer am ci information yu leer ba lundi bi mu ñëwee Thiès am nañu échange man ak moom parce que Luc du ñu woon mu nëbboonte du ñu woon parce que xam nga prison des fois dañ lay may nga déggante ak say mbokk mais coup de fil yi nga xam ne moom lañ koy may ak waxtu yi ñu koy may toujours dina am lu nga xam ne man la koy consacrer ñu waxtaan ci man ak moom donc li mu nekk Ndar yëpp du ñu toog un jour te déggante wuñu bi mu ñëwee Thiès aussi mënuma egsi naa Thiès ci jàmm ci loolu aussi man jël naa suma ay téléphone woote sumay relation yi ma am Thiès ba baliser terrain bi ba déggoo sax ak le directeur de la prison de Thiès Luc woo ma ni ma man condition yi ma fekk fii ak la ñu ma waxoon bokkul parce que fii fi ñu ma nar a dugal bu ma fa duggee dinaa am jafe-jafe ma wax ak directeur prison bi mu xamal ma ne Malick Luc fi ma ko yóbbu ay kilifa rek ñoo fa nekk comme moom actuellement nii garde pénitentiaire yëpp dañ leen a consigné amatul dem di ñëw parce que dem di ñëw bi mën nga choper virus bi indi ko ci biir kaso bi te bu boobaa catastrophe lay doon moo tax ñi nga xam ne ñooy garde pénitentiaire yëpp dañ leen a confisqué ñuy fanaan ci mag bi donc espace yi fa libroon mu ne ma ñoom lañ ko jox parce que Luc sax dafa amoon yéene wu fañ ko tëjoon ba mu nekkee prison Thiès parce que nekkoon na fa ñu dugalaat ko foofu directeur bi ni ma loolu même bu ma ko bëggoon actuellement ni mënu nekk parce que néeg yooyu yëpp garde pénitentiaire yi ñoo ko occupé pour l'instant comme mesure yooyu moo fi nekk te levé guñu ko fii ma ko yóbbu rek moo fi sës foofu du joteeg yeneen détenus yi dara te dina nekk ci jàmm parce que ay kilifa lay nekkal foofu di am nañu cour am nañu lépp mais il se trouve qu'il y a plus de 30 personnes dans cette cellule là beneen bi ci des aussi ma ñafe pour ñu yóbbul ko lu mu lekk ba ma déggante ci ak benn kilifa mu ni ma waxal soxnaam mu toggal ko indil ko maa ngi koy lijjanti ci prison bi pour mu jot ci soxnaam 14h xaw ma 15h laa ko jot muy mami mu gaaw defal ko repas menu yóbbul ko ak ay li muy soxla effet yi mu soxla yépp ak ndox ak ay fruits et tout mais bi mu demee directeur prison bi aussi mënuloon accepter lekk bi ci li mu wax parce que nee na
yeneen détenu dañ fi nekk. te bu fekkee ni dafa defal loolu Luc Nicolaï mën na perturber quiétude mag bi. donc kon leneen lépp mën na dugg ba mu des lekk bi. dëgg la voilà ci loolu la ñuy wax ni Luc da doon def grève de la faim évacué nañ ko hôpital lu nekk dégg nañ ko ci. mais en réalité nekkul sax grève de la faim ku nekk sous régime am na lu nga xam ne bu ñu la ko joxee nga lekk ko da ngay xaru. dëgg la bu ñu la teree xorom nga lekk xorom xaruwoo. bu ñu la nee bu lekk lu niin nga lekk lu niin xaruwoo. bu ñu la nee del lekk ay crudité ak ay kii nga dem lekk leneen xaruwoo donc tey Luc dafa nekk régime boobu moom la bëggoon respecter mais malheureusement on ne lui a pas permis mu ne moom lekk lële bañ a lekk moo ko gënal ci la amee jafe-jafe yooyu. donc pour gàttal Lamine bu ñu ñëwee ci réellement lu tax ñu téyewaat Luc Nicolaï dégg nañu le ministre de la justice garde des Sceaux maître Malick Sall. ci JDD muy jury du dimanche bu bi am iTélé ak Mamadou Ibra Kane mu ne Luc Nicolaï ak Bougazeli seen cas bokkul. Bougazeli dafa nekk en détention provisoire supposé innocent donc mais Luc dafa am condamnation définitive maanaam tëj nañu ko te loolu kenn mënatu ci dellu ginnaaw kenn mënatu ko jugé waat parce que procédure yëpp épuisé na ko. mu ne dañu ko téye par contrainte sur la base de la contrainte par corps. Contrainte par corps ci ñi ñuy seetaan mooy lan. mooy ñu tëj la alamaan la. buñ la alamaanee alamaan boobu même buñ la mayee liberté te fayuloo ko mën nañu toog partie civile bi relancer dossier bi ñu jàpp la pour nga fay li nga war a fay loolu mooy contrainte. mais Luc bu ñu fàtte ni 300 millions la ñu ko alamaan. ci nit. alamaan boobu sax da nga naan xanaa ab société lañ ko teg mais benn doomu aadama ñu alamaan la 300 millions. Dame Justice a eu la main trop lourde ci loolu. 300 millions amaana boo jaayoon Luc Nicolaï ak i mbokkam ak la muy am yëpp est-ce que dina ko mën a fay. mais à ma grande surprise man dossier bi boobu ba léegi maa ngi koy suivre bi ma jotee ay avocats depuis bi ñu ko jàppaatee. dañ ma ne du contrainte par corps. dañu ko jàpp. sur la base de l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui ba démb maître Baboucar Cissé réitéré na ko yow toog nga ma woo Bamba Cissé woo maître Baboucar Cissé ñu affirmé waat ne le garde des Sceaux xëy na dafa réere mbir ci dossier Luc Nicolaï mais Luc Nicolaï kenn téyewu ko contrainte par corps dañ ko téye sur la base du mandat d'arrêt. donc loolu ay avocat am ñoo ko wax maître Babacar Cissé démb jël nañ ko ci rajo bi i rajo mu réaffirmé waat ko kon où est la vérité dans cette affaire est-ce que contrainte par corps la est-ce que dañu ko exécuter mandat d'arrêt bi foofu dafa am un flou total te loolu dafa war a leer su fekkee ni du contrainte par corps kon Luc Nicolaï fa mu nekk bu neexee ministre de la justice suba ñu bàyyi ko bu neexee président de la république suba ñu bàyyi ko te je pense que tey dafa am Lamine ci jargon wu justice lu ñu tuddee délinquant primaire. délinquant primaire mooy ku nga xam ni pour la première fois yaa ngi soog a am maille à partir avec la justice maanaam yaa ngi soog a am jafe-jafe ak yoon. nit bu fekkee ni dafa am pour la première fois jafe-jafe ak yoon. da ngay jàpp ni xëy na dafa juum. donc mais rôle justice du ni que Malick dafa def naka su dul noonu nañu ko briser yàq àddunaam yàq carrière am da nga ko waroon jox dañ ko war a jox ab chance pour mu rebondir doo tëj palanteer wàcc rideau. il faut toujours donner une seconde chance à l'individu pour mu racheter wu pour mu dellusiwaat ci liggéeyam te Luc bi ñu ko bàyyee liberté conditionnelle ku nekk gis na ne ci yoonu njub rek la nekkoon. ci liggéey rek la nekkoon. ci ñafe rek la nekkoon kon kooku yaakaar naa ni bu ko neexoon mu jël avion daw bu ko neexoon mu jaar feneen mais fii la toog ci réew mi dawul daayul visible partout. buy dem ci sëñ Abdou Karim nga gis ko buy ñëw ci làmb ji nga gis ko. donc kooku je pense que war nañ ko mën a sax may liberté surveillée wala liberté xaw ma nu ñu ko tuddee xaw ma ban xeetu liberté. wala bu ñu amee bracelet yi ñu takkal ko. waaw wala ñu takkal ko bracelet électronique wala ñu def ko sous contrôle judiciaire lu nekk war na ci mun a am ci sama gis-gis bu gàtt mais daal Luc Nicolaï encore une fois fi mu nekk du place am nañ ko bàyyi mu delluwaat ci njabootam soxla na ko nañ ko bàyyiwaat mu ñëw ci njabootu làmb parce que njabootu làmb soxla nañu ko te je pense que il a assez payé honorabilité dignité réputation njabootam ak
jafe-jafe ak xat-xat yi mu dund ci jamono yi nga nekk 2 ans yu nga xam ni dañ la may liberté conditionnelle chaque jour nga xalaat ni tey jii rek war nañ ma mën a tëjaat. loolu je pense que bu dee sanction rek Luc a été suffisamment sanctionné bu fekkee ni fay rek il a assez payé. Aujourd'hui nañ ko mayaat chance mu dellusiwaat te loolu ñu ngi ciy ñaanaat encore une fois le président de la République gardien de la constitution nga xam ni ku ne xam ne yërmandeem mu jàppale Luc mu delluwaat ci njabootam parce que am na fu nga xam ne aussi Luc tolloon na fa di leen jàppale ñoom kon tey war nañ ko gestu. kon tey war nañ ko gestu mu mel tamit ministre bi comme li mu wax ni xaalis bi nga xamante ne war na ko fay moo tax ñu jàpp ko avocat yi wax contraire bi est-ce que nekkul ni ministre bi dafa xaarul woon Mamadou Ibra Kane mu laaj ko ci kaawu Luc Nicolaï mu wax ci te waxul lu mu maîtriser. bon en fait moi je ne sais pas parce que mënuma nekk ci place ministre bi pour xalaat ba xam question bi da ko bett wala déet mais booy dem ci émission mu am actualité chaude war nga xalaat ni loolu dañ la ciy laaj te dossier bi le garde des Sceaux mi ngi ci woon donc man à mon avis war na xam lépp lu nekk ci biir mais bu fekkee ni dafa wax lu nga xam ne avocat yi dañ jàpp ni dëppoowul ak li am ci dossier bi loolu ça devient quand même inquiétant donc loolu daal vraiment man xaw na ma ëlëm xaw na ma yéem mais quoi qu'il advienne loolu yëpp sax amul solo Lamine li am solo mooy ñu xool nu ñuy def ba jàppale Luc Nicolaï te loolu vraiment je pense que war nañu dawal yërmande daal Luc sonn na soxla na ku ko dimbali njabootam sonn nañu soxla nañu seen waajur ci seen wet nañ ko jàppale ci loolu ñu waxtaan tamit ci côté liggéey bi nga xamante ne doon ngeen ko seq depuis RTS ba instant bii nii depuis RTS ba léegi nii lan nga ñu mën a wax ci liggéey bi nga xamante ni doon na ko seq est-ce que nit la moom tamit koo xamante ne doon na respecté contrat yi doon signé ak yéen. waaw Luc moom ci côté boobu wax dëgg yàlla dafay respecté contrat bi ko lié ak télévision am bi nga xam ne moom la signé lu ci war tamit da koy def mais leneen li ci des liggéey ak Luc Nicolaï dafa metti c'est très dur. Luc pression bi mu lay teg pour événement bi egg fi mu war a egg non yow Lamine xam nga ci dara yéen liggéey ngeen ak moom Luc du la bàyyi nga noy du la bàyyi nga xalaat du la bàyyi nga serlu tout le temps da lay woo waa mais coof waaye li ngeen def nii kiiwul boo leen ko defee woon nii nangam mu toog benn jour improviser benn affaire ni leen nañ def lii te à chaque fois dafay bëgg ñu exécuter loolu te en général Luc dafa nekk ku xaw a imprévisible maanaam day jekki rek jël téléphone am ni la coof maa ngi tel barab tel mbër tel mbër ak seeni manager dinañ fa daje loo jàpp bàyyi ko nga ñëw nga war a lijjanti caméra war a dem pour rek effet de surprise d'annonce boobu nga am ko donc événement vraiment da ci doon sonn di ci def lu mu mënti lu muy def ba mu baax moo xam RTS la wala li nga xam ne jot na ko seq ak 2STV bu El Hadj Ndiaye mu ngi liggéey ci liggéey bu rafet ça il faut rendre hommage à El Hadj Bécaye Mbaye parce que li mu liggéey ak Luc Nicolaï non c'est extraordinaire je pense que egg nañ ci level bu nga xam ne ba ci événement Mbour bi yaa ngi koy fàttaliku la ci 2S defoon ak avion hélicoptère yeeg jàppal bàyyil événement ba foire te événement Luc noo def mu am coow te coow boobu mooy jaay événement bi dafa mel ni njiglaay la woon ci moom clash am événement bi am coow loolu nag nit ñi di ko waxtaane suba ba ngoon lan moo tax loolu gis nañ ko ci Balla Gaye man kay daf maa jaaxal Balla Gaye Yékini Radisson man kay xaw ma lu tax loolu Balla Gaye Gris Bordeaux kii TFM oui saa yu nekk man la événement bu mu tëgg dina ca am bu ni weng bu nit ñi di waxtaane te loolu dafa mel ni mooy njiglaayu Luc Nicolaï dafa mel ni loolu mooy gën a jaay combat bi te doo xam lu ko indi parce que moom du moom moo koy créer mais événement yi muy indi ak tension bi ciy nekk ak communication bi ñu ciy def ba neer yi jóg mooy tax fu mbër yi tase nga gis coow am donc loolu aussi c'est ci flairu Luc Nicolaï la bokk parce que loolu dafa bokk ci sens du business sens du marketing parce que événement pour nga jaay ko foog nga def benn affaire bu nga xam day am étincelle nit ñi di ci bàyyi seen xel te loolu moom daf ci aayoon donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo doon gën a jaay ay événement am na solo durant li ngeen nekk yëpp ba bi ñu ko jàppee sax bala ma lay laaj lu la gën a marqué ci moom bi nga ko fekkee Saint-Louis ban Luc Nicolaï nga jàkkaarloo loolu waaw bi ma ko fekkee Saint-Louis wax dëgg yàlla Luc Nicolaï bu dal bu serein laa gis mu waxtaan ak man ci dalan nekk góor yàlla aussi gëm ni moom guerrier la jàmbaar la luñ ko teg mën na ko tegu mais benn pincement au cœur rek moom lay am mooy ci lu ma la waxoon
mu ni est-ce que je mérite tey lii ñu may teg nii quoi Malick. toujours loolu moo doon ñëw ci suñu discussion ak moom. mais sur le plan mental sur le plan psychologique Luc dékku na ko. mais Thiès moom je sens que Luc Nicolaï dafa craqué foofu. il n'en pouvait plus parce que dafa jàpp ni dañ ko bëgg a toroxal dañ ko bëgg a réduire à néant dañ ko bëgg a wàcce dara jaam ba tax na mu réagir nu nga xam ne du lu gën. parce que ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci dossier bi di ci dox tànku jàmm loolu gënaluñu. bu ñu sañoon Luc léppam day nekk ci discrétion ci tekk ak teey ba ñu bàyyi ko. mais bu état jàpp wala bokk ñi nga xam ne ñoo yor dossier bi jàpp ni Luc daf leen di jéem a mettre la pression non amul pression bu ñuy teg ci ñoom. Luc amul pression bu muy teg ci kenn. dafa craqué doomu aadama la comme yow comme man. à un certain moment il a craqué et c'est normal c'est naturel. loolu kese la mais du jéem a teg pression ci kenn. bu ko kenn jàppee noonu bu ko kenn gisee noonu buñ ko bëggee dimbali nañ ko dimbali te yàlla tax. am na solo lan moo la gën a marqué ci moom. Luc li ma gën a marqué ci moom ci sama relation ak moom moo di ni lu ma xewle da ciy teew. ba Ngaay Mexe am naa fa événement buñ ma tuddee woon Luc dafa jàpp bàyyi soxlaam yépp ñëw rehaussé de sa présence événement boobu làmb la buñ ma tuddee woon ca Ngaay suñu ASC di ASC Lébu gi organisé woon ko. keroog ñëw Luc Nicolaï foofu daf ma marqué parce que li promoteur yi bari moom moo ci déplacé wu ñëw ba foofu fekk si ma. leneen li ci des aussi muy taalibe Serigne Touba Khadim Rasoul. nekk yi tamit ku nga xam ne sëñ Fallou Luc Nicolaï jooju muy wax dafa dëggu ci moom. te ba nga xamante ni nii toog na ba jëmmi jamono dafa lëkkaloo ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. sëñ Bara doon ko jàppale bu baax. dëgg la ànd nañ fa. sëñ Cheikh Ndindi. nekkoon xaritam di doom ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. nekk xaritam moom it doon ko jàppale ci baatin di ko ñaanal ci lu bari. mais man maa jàpp ci loxoom yóbbu ko ba ci sëñ Abdou Karim Mbacké bi mu génnee kaso. ba ñu may ko liberté conditionnelle maa ko yóbbu ba ci sëñ Abdou Karim. sëñ Abdou Karim teeru ko tatagal ko teral ñu ñaanal ko keroog moduloo sax àndoon na ci. dëgg la xamal ko ni li nga tudd sëñ Fallou. jël sa bopp tuddee ko sëñ Fallou rek tax na ma am cofeel ci yow. dëgg la ndax alali sëñ Fallou nga. kon tey sëñ Abdou Karim moom tamit dañ koy ñaan Mbàkke. lu mu ci man mu def ko. dëgg la ndax taalibeem xaritam. wóllëreem mi ngi ci ay xat-xat mi ngi ci ay jafe-jafe. dëgg la te moom Mbàkke bu àddoo yaakaar naa ni dina am lu ñu ko ruse dina am cër buñ ko jox pour bàyyi ki nga xam ne moo di sëñ Fallou Luc Nicolaï. mérité na loolu mais aussi nekk ku nga xam ne dafa jege lool njabootam bëgg njabootam. di sonn ndax njabootam loolu aussi lu ma marqué ci moom la mais nitam aussi da ko mën. nitam waaw fu mu toll dina la nemmeeku. man Luc defaluma dara. je le dis haut et fort defaluma dara. mais man maa am le sens des relations humaines. L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus.